mbokk internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax am mbégte tout le plaisir depuis la capitale sénégalaise Ndakaaru Ndiaye Jël Diop ñëw nag fekk fii ki nga xam ne nag moo di Imam Kanté fas yéene waxtaan ak moom ci yëngu-yëngu jamono waxtaan ak moom également ci actualité que ce soit politique ak yenn sorties yi nga xam ne gis nañ ko mu def ko ci réseaux sociaux yi moom nag la Thiès Info tey fas yéene amal li nga xam ne moo di waxtaan wi. Imam salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay ziar di am mbégte bu baax ci nangu gi nga ñu nangu dalal fii ci sa kër ci Dakar waa Thiès ñu ngi lay nuyu waaye waa Sénégal ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp équipe bu Thiès Info di leen sargal di rafetlu seen liggéey rawatina ay ndaw ñoom bu nu amee Pastef di góorgóorlu réew mi yëpp leen war a jàppale boole ci man sam bopp waa Thiès la donc damay sawar lool en tant que ressortissant de Thiès. lépp loo xam ne war naa ko mën a liggéey ak yéen ma taxaw ci thème. jërëjëf Imam ba fi ñu tàmbali waxtaan bi juste rek Imam Kanté dañu koy gis ci réseaux sociaux yi muy def ay sorties mais dañu bëggoon tuuti rek nga wax ñu un peu en résumé ci sa parcours parce que dafay am solo également Imam bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy seetaan ñu xam Imam tuuti ci parcours am surtout fan la jaar. waaw sama jaar-jaar ci tënk mën nga wax ne sénégalais. ordinaire la comme sénégalais yëpp maa ngi juddoo Dakar mais nag màggee Thiès sam papa mi ngi def carrière mi yëpp ci régie des chemins de fer sam papa moom làkkat la comme li ñuy wax rek Kanté la sant sama maam moom ki ko jur mi ngi jógee ba Kaay ñëw installé wu Diourbel sam papa mi ngi juddoo Diourbel moom ci boppam 1927 bis bi Serigne Touba dellu ci boromam mu ñëw nag def jàngam Thiès liggéey chemin de fer giiru dundam ba retraitam man Thiès laa jànge def naa fa jardin d'enfants jàng fa alquran Madina Fall laa tàmbali jàng alquran après ma continuer ba ma demee lycée jël langue arabe mujj nag di fréquenter ay oustaz yu bëri yoo xam ne dañu jàng arabe si ñoom laa defee formation yu bëree bëri bi ma ñëwee Dakar tam def naa fi formation ak université bu Médine boo xam ne da doon ñëw ci vacances yi di former imam yi ginnaaw loolu tamit bi ma demee Maroc def naa fa 4 ans ma continuer aussi def parallèlement ak sama inscription université Khady Ayad nga xam ne maa ngi inscrit en sciences mais en même temps parallèlement 4 ans yëpp maa ngi doon defaale yeneen formation ci étude islamique kon dama mës a bëgg di boole culture occidentale ak culture islamique parce que gisoon naa ni daal dana am solo nit ki boole ñaar yooyu léegi nag ma dellu si université ñu def ma imam ci mosquée université bi pendant 10 ans mën nga wax ni 94 ba 2004 maa doon imam mosquée université mais en même temps doon naa jiite jumaatam mosquée point e bi parce que mag ñi ñoo ma jël si woon foofu ne ma sa xutba yi daal daf ñu intéressé parce que da ngay aborder actualité ak yu mel noonu donc depuis 99 maa ngi def ay xutba mosquée point e mais léegi depuis 4 ans bi général Belali décédé paa yi woo ma ne ma léegi da ngay ñëw sax di jàpp ci julli juróom yi donc man maay moitié semaine bi maay jiite waxtu yu juróom beneen imam bi jiite li des ci semaine bi léegi écrivain la dama sawar tam ci bind ay téere sama téere bu mujj bi mooy Islam Science et Société maa fondé aussi portail web bi ñuy wax tibian.com su ko defee samay activité ci réseaux sociaux yi ak vidéo yi may def dama jàpp ne boo nekkee ci réew war nga cee bokk bu rafet te bokk bu rafet citoyenneté laa ko tuddee mooy loo gis ne war na mën a defar réew mi ndax li la réew mi defal yëpp yow tamit doon nga delloo réew mi lépp loo xam ne jàpp nga ne lu baax la ci réew mi waaye itam lépp loo xam ne gis nga ni mën na indi lor ci réew mi wala ci diine ji nga dàq ko te man li ma gëm mooy ne l'islam moo mën a defar addina bi moo mën a defar réew mi moo tax kon sama approche toujours dama koy jéem a basé ci islam. ci islam wax nga sànq ci sa parcours ba tudd lu ci mel ni chemin de fer. te chemin de fer ku wax Thiès wax seen temps am na rôle bu am solo bu chemin de fer doon joué Thiès tey ñu dem ba tiitaangi am ci relance chemin de fer président de la République déggee woon na ci campagne électorale yi ni depuis le 2 février dina réhabiliter relancer chemin de fer tey ñuy tiit entre chemin de fer dina doxaat wala du doxaat ban kàddu ngay lancer ci loolu. chemin de fer amoon na solo lool Thiès daanaka mën nga wax ni mooy rewoon li ñuy wax économie locale. man sama papa ba mu fay liggéey wax dëgg yàlla at yooyu at yi gën a neex ci sama dund la bokk parce que temps yooyu Thiès vraiment dafa naat nga gis ñiy liggéey chemin de fer am ay oto am ay moto dund bi cherul woon vraiment
amoon na solo mais depuis bi nga xamee ne affaire raay bi am na problème depuis temps wu Ablaye Wade chemin de fer daanu ba léegi wax dëgg yàlla xaw na doy waar léegi nag koo xam ne da nga yore réew di diggee loo dul def moom baaxu ci du lu rafet ci bonne gouvernance du lu rafet ci l'islam rawatina loo xam ne dund nit ñi def ci aju ña nekk foofu Thiès ay borom njaboot lañu donc wax dëgg yàlla uti raay bi man Abdoulaye Wade ba mu ñëwee ba wax ci lam ci waxoon yépp te defu ci dara foofu laa découragé président actuel bi tam waxoon na ci lu bëree bëri daanaka def na mandaam ba mu jeex dara réglu ci. kon daal amatoo ci yaakaar peut-être. Bon parce que li ko desee en tout cas moom président bi fi nekk ci mandaam mi ngoog foog naa fan yi am na lu mu ci waxaat ne ñu ngi waxtaan encore ak ay partenaires. mais comme loolu réglé wu ko depuis premier mandat bi. sax ne xëy na am na ay locomotive yoo xam ne fas yéene koo teg pour rek gën a may kër gi doole. waaw mais xam nga raay bi du problème locomotive rek parce que raay bi ci boppam gis nga am na gox-goxaat yu bëri yoo xam ne léegi raay bi dañ ko sax teggi. complètement yéen yi ñu sàcc ko yéen yi ñu jaay ko. donc réseau ferroviaire bi national bi ci boppam pour man loolu moo doon un bon programme boo xam ne ñëpp d'accord ci ne loolu doon na régler lu bari ci problème mu déplacement yi ci biir dëkk bi ak tam ci problème mu économie dekkalaat ay yenn gox ak tamit diggante Sénégal ak Mali. donc loolu yaakaaruma ni quelques locomotives moo koy régler vrai programme la war a nekk un grand programme des rails mais dafa nekk fi mu nekk nii bon ñoom li ñu gën a yitteel mooy TER beeg. yeneen boo demee ci sax ñu bari dañ naan la terre bi chemin de fer soqali woon ko relancer waat chemin de fer moom moo gënu nekk farata est-ce que bokk nga ak ñoom xalaat ci loolu. waaw man bokk naa ci xalaat ak ñoom parce que am na ñu bari ci ñoo xam ni ñu xam bu baax mbiru développement loolu la ñuy wax naan li ñu def yëpp ci TER bi daanaka pour diggante Dakar ak Diamniadio li ñu ci def yëpp ci alal suñ ko defoon ci chemin de fer bi. moo doon tani lu bari ak tam boo gisee accident la route yi ni mu bare ak pollution yi oto yu màgget yi ñu bàyyi ci dëkk bi ni mu bare léegi xoolal péage beeg yëpp réglé wul problème bi ba tey ñëpp gis nañ ne problème oto yi ba tey dafa mel ni buñ defee pont defaat pont sax da ngay yaakaar ni amul njëriñ ndax oto yi ni mu bëree ak ni mu doy waar kon vraiment suñu defoon réseau ferroviaire bi doon na baax temps yi la foog naa gisoon naa syndicat ñi nekk ci affaire raay bi ñu defoon ay calcul effectivement di wane ni suñu defoon alal boobu ci raay bi mooy ëpp njëriñ mais ñiy jiite réew mi doo xam ñoom seen priorité fan lañ koy basé. jërëjëf Imam ponk bu amoon solo la ndax chemin de fer lu yitteel askan wi la rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès Imam bu ñu dellusiwaatee un peu si sa parcours gis nañ sorties yi nga xam ne donc yaa ngi koy def lu ci bari nag jëm ci xëy na ci doxalinu réew mi wax nga sànq ci lu jëm ci bonne gouvernance ndax xëy na tey da nga jàpp ne réew mi xëy na fa mu waroon a nekk ci wàllu développement fañ ko doon xaar peut-être ñuy wax ne pétrole ak gaz mu ngi feeñ ci réew mi ndax da nga jàpp ne xëy na PSE bi ñuy wax naan mbir yi mu ngi dox ndax dox boobu noonu sentir nga ko ci fànn yëpp. waaw man xam nga nag du ma li may faral di wax activiste incontrôlé wala opposant radical. dans le sens où activiste mooy koo xam ni daanaka li ngay gën a di sawar mooy di wax li doxul. ak ñaxtu. daanaka doo nangoo teg sa bët ci luy dox. te réew moom mënoo wax ne dara doxu fi comme li gars yi di wax ne rek président bi defu fi dara loolu moom ñëpp xam nañ ñuy wax dëgg yàlla waxu xumbal la rek daal nit mënul yor ay ati at réew te du def dara xanaa kay mën nga wax ne waru ko woon defee nii wala doyul wala nam ko defee du noonu kon man éthique islam mayuma may am position yu mel noonu parce que bon boo seetee ba seet di nga gis ne du ma xeex nguur waaw islam newuma ma xeex nguur mais damay xeex pour que nguur tegu ci yoon ba askan bi gis ci boppam moo tax damay xeex pour que la bonne gouvernance soit une réalité dans le pays moo tax bi ma duggee aar li nu bokk gis am ñoo xam ne xeex nguur moo leen tax a jóg ma waxtaan ak ñoom jubóo ma ak ñoom man leen kon bàyyi naa parce que loolu indiwu ma fi mais nag bu dee xeex pour que réew mi tegu ci yoon quel que soit régime bu fi nekk quel que soit président bu fi nekk loolu moom fuñ ma woo ma ñëw léegi nag PSE bi bien sûr que am na ñuy dox PUDC bi mi ngi dox man def naa développement local environnementaliste la ñeme woo wax ni boo demee ci yenn village yi li nga fay gis nga ne doxul ñeme woo wax ni électricité bi eggul ci village yu bëri ñeme woo wax ni denrée alimentaire yu bëri quand même prix bi taxu ko woon yokk noonu pendant mën nañu wax ci premier mandat Macky Sall ak effort yu bëri ci domaine yu bëri yoo xam ni ñoom ñiy doxal politique bi c'est à eux de faire une communication
pour gën a feeñal njëriñ boobu. Côté sécurité am tane na parce que boo xoolee li xew tey Burkina Mali nga gis ne quand même góorgóorlu nañ bu baax ci wàllu boobu ba yooyu bañ fay egsi ak yeneen yu bëri ci yoo xam ni mën nga wax ni mi ngi dox mais nag am na yu bëri yu sooxee aussi. boo xoolee affaire étudiants yi vraiment problème bu rëy la grève bu dul jeex du xaaj. boo xoolee enseignants yi liñ leen yoreel bañ leen ko fay boo xoolee aussi yenn luubal yeeg yooyu OFNAC dossiers yu bëri yu mu joxe procureur téye ko bañ koo atte nga gis yoo xam ni wàllu santé bi xoolal nu mu doye waar urgence médicale yi gis nga temps yi liñ ci wax donc nguur gi day wax ne def naa alal bu bëri fii ak fii ak fii mais bu ñu ko toppee ba topp day xaw a doy waar dund nit ñi tam mi commencé cher. ñu ngi wax sax dem ba wax ne xëy na dette bi état bi am ak yooyu. waaw dette bi état bi am bon donte woon yooyu tamit sax yu jar a def ndànk la parce que comme ni ma la ko waxee rek éthique islamique mayuma may xaabaabal ci loo xam ni d'abord xaw ma lan la ak nu mu toll mais su ma xoolee économistes yi nga xam ni wóolu naa seen xam-xam ak seen dëggu parce que ñaar yooyu bokku na kuy déglu nit ñi ci réew mi di nga gis loolu muy ci diine muy ci leneen da nga gis koo xam ne am na xam-xam mais léeg-léeg bu waxee nga xam ne dafa parparloo wala dafa wax pour neex ay nit donc mais économistes yi nga xam ne wóolu naa seen xam-xam seen compétence wóoru seen dëggu ñu bëri si ñoom dañuy wax ne endettement bi mi ngi bëgg ëpp doole mais quand même boo xoolee aussi ay rapport institution yu mel ne ay FMI ak ñeneen ñoom dañ naan la dette bi fi mu nekk nii c'est supportable kon dette mënta ñàkk dette mënta ñàkk même boo sur le plan individuel ni ku nekk suñu mës ngaa am bor wala fi mu nekk nii yor nga bor booy fay te du tax nga ne sama dund yàqu na wala nangam l'essentiel na nga yenn loo attan kon état yëpp am nañ bor États-Unis bi ngay gis ni bor kese la Japon am nañ bor France am nañ bor kon bor lu bokk la ci économie ni économie doxee mais l'essentiel mooy nit ñi dañ ko jàngat justement teg ko ci xam-xam ba xam ni fii la war a toll boo bañee lor sa réew fi mu nekk nii dafa mel ne eggagul foofu ci Sénégal loolu bëgg politique ak xeex gouvernement warul tax nit taxu daal ne way léegi bor bi ëpp na réew mi dafa nar a yàqu mais en même temps aussi prudence wax leen ni bor bi nañ ko contrôler te xam nga luy indi yenn saa yi bor boog yi yu bari noonu li koy indi yenn saa yi mooy gérer de façon très mauvaise sa budget bu ko defee ngay def ay rallonge di lebaat pour fatt fii ndax lan parce que da ngaa jëloon alal def ko foo ko warta def wala nga def prévision boo xam ni baaxul woon loolu problème compétence la wala purement politique ni ma la waxee jël xaalis am ñoo bëgg a neexal wala am fooy fatt ak yu mel noonu mooy indi nga jékki-jékki gis ne boo lebul réew mi di dox kon yooyu yëpp daal lu jar a bàyyi xel la kenn du fooy réew. waaw jërëjëf leneen loo xam ne xëy na bëgg naa ñu àddu ci jamono ji yëngal na réseaux sociaux yi mu jëm ci crise des valeurs bi nga xam ne xëy na parents yu bari ñu ngi koy jooy yéen ay borom xam-xam ngeen ñuy waxtaan di delloo ci doomu aadama yi la mais dañoo gis ci réseaux sociaux yi ku ci mel ni benn xale bu jigéen bu ñuy wax Rangou muy def ay vidéo di wax ay façon wax yu ñaaw ci réseaux sociaux yi mu mel ni gis nañ sax Imam Makhtar bu Jamra yëkkati woon na ci ay kàddu wax ne na arrêté Rangou moomu boo gisee tey muy def jëf jooju ci réseaux sociaux yi ndax imam doo tiit. waaw boo gisee man ci réseaux sociaux yi sama page Facebook lancé naa ko benn appel moom Rangou lancé naa ko benn appel li ma ko lancé ci appel dama ko ne yow sama jigéen Rangou comme xaw ma turam su ma xamoon turam dama koy tudd parce que di tudd ay diminutif rafetul mais dama ko ni bu la àddina jaral yéen nii et que lii nga nekkee nii jaaduwul génn ci moo gënte boo ci génnee te yàlla tax la nga ci wut yëpp ci alal dégg nga yàlla dana la ko defal feneen fu gën ndax yooyu loolu yàlla moo ko wax ci alquran loolu rek la appel boobu rek laa ko lancé su fekkoon nag moom ci boppam daf ma laaj li nga wax foo ko teg dinaa ko indil benn aaya rek ci lu gaaw nii rek wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib alquran moo wax ne borom subhaanahu wa taala moo wax ne képp koo xam ni ragal nga yàlla bàyyi dara te yàlla tax wala dugg ci dara te yàlla tax yàlla nee na naa la ubbil foo ko foogewul sax dégg nga kon boo wóoloo yàlla rek bàyyi li nga xam ni lu xaraam la ñëpp xam nañ ko moom tam xam na ko yàlla dina ko wutal wërsëg feneen mais nag àndandoo yu bon ak yàkkamti ak nekk xale mooy tax nga yaakaar ni noo amee baax na mais jigéenu jullit wax dëgg yàlla di futteeku ci mbedd yi ci vidéo yi ñoom dañuy fàtte ni image boo def ci vidéo yi
presque mën nga wax ne image éternelle la. wax naa ko ci sama xutba ma ne da ngay faatu sax en tant que jigéen nga bàyyi image yu bon ci réseaux sociaux ñu suul la ay nit di bànneexu sa image te yaa ngi ci sa bàmmeel di ci cliquer di xool sa futteeku loolu ëpp naa def loolu àddina jaru ko kon mais phénomène rangu bi benn phénomène la nii rek mais fan yëpp gis nañ ko gisoon affaire LGBT gis ngeen ko fi donc bëri na ci réseaux sociaux yi bëri na fii ay ruq-ruqaat ci dëkk bi yoo xam ni yooyu la ñuy doxal kon day wane crise valeur bi effectivement mais en même temps aussi day wane parents yu bëri sàggane nañ léegi seen njaboot ci yar leen te bu may wax yar mooy surtout l'islam saf si sàpp parents yu bëri dañuy xont seen njaboot rek léegi dem wuti alal jox boo xam ne awma temps loolu sax déjà gàcce la ci parents nga ne awma temps boo amul temps wu sa njaboot temps wu lan nga am li ngay wut yëpp ci alal bu fekkee yaa ngi koy wut te sa njaboot a ngi yàqu sa gannaaw est-ce que am na njëriñ. ñu bari ñu ngi wax ne xëy na ndóol moo yóbbu nit ñi ci foofu. ndóol du doyul explication tey am na famille yu bëri yoo xam ne fu nekk nii ngor nga fay fekk ba tey ak diine te yoruñ dara presque waaw mais boo demee fekk fa kilifteef fekk fa baay ju baax fekk fa yaay ju baax fekk fa ay xale yu topp ndigal dégg nga yem fi ñu war a yem xale bu jigéen bi yem ci pooj yaayam ni ñu koy waxee xale yu góor yi déggal seen papa loolu kon ci yar la rek ci yar ndool mënul expliquer lépp la preuve sax aussi mooy que gis nga alal ndool sax dafa relatif gis nga bu fekkee ni tey jii am na koo xam ni tey am 10 millions mooy problème am bu fekkee gëmul yàlla wóolul yàlla loolu mën na ko jaral lu nekk te fekk ne am na koo xam ne mi ngi dund ci 100 000 nga loolu c'est très relatif tey ji bëri na jigéen yooyu ngay gis noonu bëri na ci koo xam ne mi ngi yor appartement mi yor otoom di dem di Dubaï ñëw ba tey di dugg ci lu araam ba tey parce que ba tey mi ngi bëgg benn train de vie boo xam ne teg na bët xëy na beneen jigéen jàpp ne kooku waru ko raw wala am na daal benn tonto bu ñàkk fayda bu koy jox xaalis facilement moom muy jël donc ndóol c'est trop facile donte woon nag ndóol mën na cee bokk parce que nit bu demee ba amatul lu mu mën a jox njabootam njaboot boobu mën nañoo tasaaroo parce que tey jii c'est vrai boo duggee ci banlieue yi ak yenn quartier yi di nga gis ay xale yu góor yoo xam ni seen kër copain la ñuy fanaan ndax ñàkk fu ñu tëdd seen kër parce que seen rakk bu jigéen moo fa nekk wala kii mënuñu bokk moom nekk bu xasee ba génn dem di fanaani feneen cela veut dire que léegi féete na di ànd ak ay nit parce que fa muy fanaan di fa yeewu foog mu jugante ak ñoom kon loolu mën na ko expliquer promiscuité ba noonu mais en tout cas parents yu nekk war nañ gën a góorgóorlu ci wàllu boobu mais aussi état bi effectivement gën a toppatoo politique gu jeunesse bi mais itam gën a toppatoo am na loo xam ne brigade des mœurs moo koy réglé parce que am na loo xam ne ni ma la ko waxee du affaire ndóol mais affaire bëgg xaalis la mu jaral la di futteeku brigade des mœurs am na ay loi attentat à la pudeur am na fi yooyu yëpp ñu gën ko corser. surtout ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga yenn kilifa diine yi. waay mais am na si ñoo xam ne sax da nga naan sax ñii lan moo leen dal ñooñu war nañ leen identifier repérer leen man mi am naa ci par exemple benn cas boo xam ni dam waxtaan naa ci commissaire bi mu ne ma defal déclaration ñu jël numéro téléphone am suivre ko parce que dafa photo benn xale bu jigéen bu ndaw yónnee ma ko ne daf ko bëgg a takk ma xool ko niru ma daal xale bu ndaw ba pare mu may wax yeneen wax yu xaw a sama xel dalul ma dem expliquer ko inspecteur mu ne ma defal déclaration donc nit ñi tamit nañuy dénoncer saay-saay yooyu dafa yomb daal làqu ci benn clavier di saaga kilifa diine yi di saaga ko la neex ñooñu baaxuñ ci réew mais ni mel noonu nag wax dëgg yàlla loi rek moo mën a dal ci seen kaw. moo mën a dal seen kaw Imaam dañuy xëy na ñëw ci suñu xëy na laaj bu mujj ndax xëy na temps bi amul Imaam ci yéen waxtaankat yi. yéen boroom xam-xam yi souvent waroo dafay xaw a am ci yenn addis yi xëy na yenn interprétation yi du wute ba yenn saa ñi nga xam ne xëy na jànguñu sax ñu jàpp ne xëy na lii moo ci ne alors que lële moo ci waroon am si ñàkk déggoo wala ñàkk interprétation yi nga xam ne sax dafay faral di am si yéen boroom xam-xam yi feeñ na sax sa diggante ak ku ci mel ni Iran Ndao loolu lan moo koy waral ndax da nga jàpp ne xëy na am na loo wax sànq am na ñoo xam ne dañuy wax pour lu neex doomu aadama. waaw yëpp mi ngi ci mbiru doomu aadama dafa yéeme démb rek samedi rek maa ngi woon ci benn émission ci Touba TV. thème bi xam nga lan la woon le discours des religieux ñu dugg ci yooyu yëpp noonu ñu bari insisté nañ ci wane ni tey jii lu tax ñenn ñi ne dootuñ sax déglu imam yeeg oustaz yi parce que soit li ñuy wax amul solo intéressé wul nit ñi soit. li ñuy wax affaire par loola wala wax pour neex ay nit di waare chaque jour. voilà waaw mais waare justement gis nga pour mu dugg ci xolu nit ñi il faut que mu ngay wax te yàlla tax ngay wax te yàlla tax booy wax te yàlla tax doo seet lu naqari nit doo seet lu neex nit da ngay wax lu yàlla tax nga teg ko ci yoon teg ko ci xam-xam
mu ngoog mais nag ñi nga xam ne dañuy wax pour siiw wax pour am ñoo xam ni dañ leen di woo xaritoog ñoom di leen jox wax tamit pour am ñoo xam ni da nga leen a contre moo tax ngay wax yu mel noonu day yàq wax bi parce que wax ci lislaam dafa war a tegu ci dëgg wax tamit tuddee ko maslaa ba doo wax dëgg loolu tamit amu ci lislaam dañ ne wax bi na rafet mais newuñ la nga wax lu dul dëgg pour ne damay rafetal kon loolu moo koy indi su ko defee nag boroom xam-xam yi ku nekk fa ngay tibbee dégg nga am na yoo xam ne ñoo bokk fi ñu ko tibbee ñoom ñëpp am na téere yoo xam ne ñuy jàng lislaam yëpp jàng nañ ko mais tamit ku nekk ak sa góorgóorlu aussi day joué comme ci jàng xam-xamu tubaab nii yow mën nga jàng physique chimie yàgg benn étudiant ak sa morom nga wuti ay anal wuti yeneen kii raw ko donte woon base yi yéen a ko jàng ci lislaam tam noonu la boole ci même islam bi tam dafa am généraliste ko base yoo xam ne ñëpp ko am mais nag ku nekk fa nga gën a géeju dafa am loolu tam baax na xam su ko defee wute aussi mën na am parce que selon téere yi nga jàng ak tamit li la convaincre mën na convaincre borom xam-xam bi bañ a convaincre kii kon loolu le fait que ñu wax ko mu am divergence moom laay wax ni souvent loolu moom dara newu ci au contraire day wane ni naxuñu kenn parce que tey fekkoon ñun ñëpp tey borom xam-xam dañu juboo di wax la même chose cela veut dire que peut-être mën na am problème mais l'essentiel mooy ku nekk la ngay wax mu am tegtal ba ñiy déglu jëfandikoo seen xel ku nekk jël li la gën a convaincre loolu dara newu ci léegi nag su ko defee bu wutee amee tamit il est vrai que islam may nañu borom xam-xam comme yow nga dégg ko mu wax loo xam ni jaaxal na la soo amee contact am wala foo ko mën a fekk wala nga woo ko ngeen waxtaan ci su ngeen ci waxtaanee ba juboo ci baax na su ngeen ci jubawul tamit am nga droit yow tam joxe sa xalaat parce que da nga jàpp ne nit ñi dañu am droit ci dëgg kon doone rus naa kii am naa kersa ba tax du ma wax teew nga jàpp ne li mu wax erreur la te yenn saa yi moom ay position publique yoo xam ne nit ki da koy jël yoo xam ne yow da ngay jàpp ne lii c'est dangereux par exemple li ngay wax cas bi ma wax ak Iran Ndao dama gis ne li mu wax ci affaire Noël dama gis ne c'était dangereux ñu bañ koo jubbanti ndax day tax xale yi jàpp ba tey ne Noël seen yoon a ngi ci te ñëpp gis nañ xale yi Sénégal fii jullit ni ñuy feete Noël ay baal ak ay caaxaan ak ay bàkkaar yu bari moo ci aju loolu moo tax ma defoon boobu sorti après nit ñi c'est à eux de voir li ma wax est-ce que teg naa ko ci xam-xam wala est-ce que li ma wax ci leneen tegu moom tam li mu wax ñu seet ko donc ci wàll boobu nit ñi pour man waruñu ragal dégg borom xam-xam yi am ay wuute l'essentiel nañu teewlu rek ba jël liñ jàpp ne mooy dëgg ni ko alquran waxee allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ñi déglu wax bi te tànn la ci gën a rafet. ci gën a rafet sama laaj bu ñu mujj nag imam dafay dem ci wàllu démocratie gis nañ aar lu ñu bokk xëy na bokkoo ci génn nga ci kuréel gi mais dañoo nemmeeku fan bi ñu génn dañ doon def benn porte à porte. ñu téye ci ñu bari ku ci mel ni ay Malal Talla ak ñoom Aliou Sané ndax xëy na tey démocratie war na mën a xañ nit ki liberté mu war a def mu dox porte à porte comme ñoom niñ ko gisee woon ba xëy na tey police daal di leen teg loxo ci loolu. man kay loolu bi ma ko déggee jaaxal na ma trop maintenant tout dépend de loi lan la ci wax mais je sais que ni ay flyer moom tous les jours nga gis nit ñi di ko joxe ci mbedd mi fii rien que pour publicité. da ngay dox léegi dugg taxi wala nga kii ay xale ñëw jox la et cetera toujours dama koy gis flyers yi ñoom seen parti politique yi dañ koy joxe bu ñuy def ay meeting wala yeneen dañ koy joxe muy parti wu président muy yeneen parti toujours dañ koy def donc lu tax ñu jékki-jékki rek di jàpp ay nit ndax rek flyer parce que flyer forcé woo kenn da nga ko naan nii su ko neexee mu jël su ko neexee mu bañ a jël léegi nag est-ce que ñoom dañoo xool flyer bi mu am ci loo xam ne loolu mën na nekk bu fekkee ci flyer bi nag dafa am contenu boo xam ne day wootee loo xam ne loi bi da ko tere loolu am nañ droit tere leen ko mais dégguma ba tey ñu wax ma flyer il paraît ñoom ci flyer bi dañu wax xaw ma affaire pétrole bon gisuma ko nag bu dee loolu la kon nag jaay doole mi ngi commencé am loolu moom baaxul ci réew mi parce que ñi fi nekk tey toujours dama leen koy wax ñi fi nekk tey démocratie bi leen permettre ñu nekk président nañu nekk gor ba warmaal ko parce que am na nu mu doon demee ñoom duñu mës a accéder au pouvoir kon tamit nañu warmaal démocratie bi lépp loi bi permettre citoyens yi def ko citoyens nañu respecté ni ko loi bi waxee loolu tamit ànduma tam ci ñuy wax ne oui constitution moo ñu permettre ñu ñaxtu ak ñu xaw ma lan rek nu ñu neex lañ koy defee déedéet constitution bi tam lu mu teg am na nu mu ko réglementé parce que bu dul loolu imaginez bu fekkoon tous les jours ay nit taxaw sa buntu kër ne dañuy marche nga bëgg a génn sax ñu ne non xam nga kon loolu taxul ñuy wax dañ ko war réglementé il faut nga jaar fii pour bañ a yàqal kële et cetera mais ci principe bi daal nañu respecté loolu chance Sénégal la bokk mooy bàyyi nit ñu ñaxtu te bëri na réew yu tàkk
bañ leen bàyyi ñu ñaxtu wax lu ñu xalaat moo ko indi te président dëgg fekkee bëgg nga defar sa réew dëgg waroo ragal ñaxtu parce que ñaxtu ñaar rek moo ci mën a am man toujours loolu laay wax xam naa pouvoir nag mooy def loo nit mooy nit ki ñaxtu loo xam ni dëgg la àq la bu mu war a am mën na am sax say ministre doon lu ko nëbb nga ne dégg naa leen naa ko faj sama kéem kattan soit ñu ñaxtu loo xam ni du dëgg nga def communication daal ne li ngeen wax du noonu prix bi lii la lii ak lii na demee mais kon ku bëgg a defar bonne gouvernance waroo ragal ñaxtu kon nag vraiment nañu éviter di merloo nit ñi ba nit ñi dem ba li ñuy wax rek egg fii nit ñi bu ñu eggee fii nag après ça va dans tous les sens gis nañ yéen réew yi ni mel loolu gënul ci réew mi. jërëjëf Imam kàddu gi mujj gi. di leen sargal yéen waa Thiès Info di leen wax ni on est à votre disposition parce que ñun dañuy am ay xalaat yu ñuy génnee jàpp ne baax na ci réew mi waaye fa muy jaar ci yéen lay jaar. kon on est des partenaires. kon saa yu ngeen yaakaaree ni Imam Kanté am na contribution bu ngeen soxla ci moom. ma yëg ko rek ñu waxtaan ci. jërëjëf Imam jërëjëf mbokk internet Thiès Info lii nag lañ leen andiloon fii ci Dakar la capitale sénégalaise Junior Kara moo nekkoon ci caméra bi Ahmadou Ly ci kàddu gi jërë ngeen jëf.